yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias benn waxtu xibaaru digg bëccëg gi bokk na ci benn nit bu ñàkk bakkanam juróom ñi am ay gaañu ba kenn ki nekk Sowétas moo tukkee ci benn accident bu am fële ca yoonu Ziguinchor dawalkatu camion ak borom camion ba ca boppam. ñetti nit Yoff semaine bale weesu ñoom yoon àtte na leen ba teg leen ay daan juróom benn weeru kaso yu ñu nar a tëdd ñu tegal leen ci ab alamaan bu toll ci fukki junni ak benn ak ñaari téeméer mbas meek tolluwaayam fii ci réew mi ñaari téeméeri nit faatu nañu fii ci Sénégal te nag boo moyul kaay yi dina gën a yokku ak tabaski bile ku xam-xamam màcc ci wàllum wér-gu-yaramu askan wi di ñaax kilifa yi nekk ci réew mi ñu gën a diisal seenu baat rawatina ci ñi nga xam ne duñu respecté lii di masque ci ay bërëb yoo xam ne dañ fay dajaloo tabaski bi gannaaw ëllëg la muy aljuma ren jile nag xar yooyu la ñu naan coggal te nga xam ne ñu bëri dañ ci daan gis seen bopp nekk na lu cher loolu ren jile daanaka faaw nga génne ñaar fukki junne wala lu teg sax ngir mën koo am ñenn ci ay sàmmkat nag ne li ñu jox seeni xar moom moo yokku wala sax liñ leen di dugal ba indi leen fii ci Ndakaaru ay jaaykat yi nekk fële ca daralu mbaam ba nekk ca buntu Pikine ñoom Descos jële na leen fa lu toll ci ñetti téeméer ci ay gétt waaye ñoom bokk na ci li ñuy ñaawlu mooy amul benn ndàmpaay bu mu àndal teg ci it amul beneen bërëb boo xam ne foofu la ñu ne fa lañ leen di yóbbu beneen ponk ci xibaar bi muy ci wàllum aada ak faatu musicien boobu lee di Balla Sidibé bokkoon ci orchestre Baobab di ngeen déglu jaar-jaaram nataalam ci biir xibaar yi ci kanam tuuti lay doon mbokk yi. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi tali yi fàttati nañu ay bakken mi ngi xewee ca yoonu Ziguinchor benn accident bu am benn nit moom moo ca faatu juróom ñi amee ay gaañu kenn ki sonn loolu sax jamono ji yëf yaa ngi xewee ci diwaan boobu la ñu naan Tobor toll ci fukk ak ñetti kilomètres ca Ziguinchor ci route nationale numéro 4 bi benn woto 4x4 ñu ne moom moo mbëkk ab panneau publicitaire kenn ci ñi fekkee accident boobu la Mouhamed Goudia ci laa daw léegi bi may daw si ñoom si laa gis keneen kii dafa fël carrément si oto bi daanu moom il est mort sur le coup yeneen blessé ñu ñoo leen jàppale ñu jënd ils étaient au nombre de 7 en fait benn mort moom laa xam ni moom mort na fii sur place oui léegi keneen ki moom blessé na grave xam ma ndax peut-être dina mën a survivre ou pas mais ñeneen ñi moom gaañu nañu non amul jigéen ñoom ñëpp ay góor lañu non amul xale tamit waaw ñun 3 la ñoon plus benn pas mu doon 4 ñu waxaat ci accident bi amoon àllarba gi weesu fii ci Ndakaaru ci Yoff benn camion saaraan ba faat ñetti doomi aadama ñaari suutànk ay mag ak rakk ak benn marchand ambulant yoon àtte na leen nag muy borom camion bi ak ki ko doon dawal ci boppam ñu ngi leen teg daan juróom benn weeru kaso yoo xamante ni dañ koy tëdd ñoom ñu toppee leen faat nit ñu ne te du ab tayeef juge tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru joxe na it dogal ngir ñu ajandi permis chauffeur boobu le bés bu génnee ci kaso bi ci diirub juróom-ñetti weer dina ko toog te du dawal ki ñu ne mooy Pape Diop te moom camion bi moom liñ koy toppee nag mooy défaut de visite technique maanaam yóbbuwul woon camion bi visite technique accident bi rek ci fàttali mi ngi xewee àllarba gi la weesu fële ca Yoff Saaraan daal di mokkal ñaari taxi daanaka faat ñetti nit ñaari tout tànk ay mag rek ak benn marchand ambulant. ñu wax ci dem beeg dikk bi ba tey ak njiitalu intersyndical Dakar Bamako ferroviaire moom demoon na fële ca Touba Samsam nekk ca région bu Tambacounda loolee rek ginnaaw ba nga xamante ni ci autorail beeg fa muy jaar ci wàllu woowule dafa am ay samba boy yu fa dem amal fa ay yàqu-yàqu Moussa Omar Gueye ak Amadou Diédhiou. Moussa Omar Gueye ak Amadou Diédhiou du ñàkk dinañ ànd ak ñoom ci kanam tuuti ci reportage bi foofule ak njiital intersyndical bu DBF di Dakar Bamako ferroviaire élément bi noppi na kon dañuy dem ba Tambacounda. ñu ngi gën di nemmeeku ay samba boy yuy def ay ñaawteef ci li nga xam ne moo faree ci raay bi ke diggante Guinguinéo jàpp Koungheul diggante Koupantoum jàpp Koussanar ki nga xam ne nag moom mooy président intersyndical bi lëkkale kuréelu liggéeykat yu Dakar Bamako ferroviaire di Mambay Tunkara daal di amal tukkib nemmeeku ñëw ci Touba Samsam pont bi nga xam ne mu ngi foofule dafa am ay yàqute yun fa nemmeeku. bi loolu amee nag direction DBF ak autorités yi nga xam ne ñoo ko seq waa Eiffage ànd ak gendarmerie ñëw nañ fi constaté gis ni dañ ko saboté dañ ko taal loolu nag wax dëgg yàlla bi ñu ñëwee tey firnde na ko ndax bu ñu xoolee bus yi ni mu ruyee
nga xam ne kii ko taal safara gam ko taalee foor na lool. ne nag ñàkkul ferrailleurs yi ñu ngi koy faral def sax fan yi ndax diggante Géo ak Koungheul gis nañ ne raay bi foofu dañ koo dagg ñu ngi génne boulon yi te ñu koy utiliser dañ koy def rek pour ferraille. fexe nag ba soxaliwaat lépp lu jëm ci wàllub saxaar si muy daw di dem di dikk rawatina diggante Dakar ba yegg ci Kidira gën jaa néew nekk na li nga xam ni dafa jàmm. jàpp nañ ni reprise activité bi moo mën a sauvegarder infrastructure yi ndax boo defaraatee te saxaar daw ci boo yàggee mu yàquwaat mbaa ñeneen ñëw yàq ko li nga xam ne moo farata fu mu ne nii mooy autorités yi accompagner chemin de fer du Sénégal parce que bu yàggul rek président de la République créé na société des chemins de fer du Sénégal jiital ci monsieur Kébili Touré te nee na lu mu ci jublu mooy ñu relancer waat chemin de fer joxaat ko cërëm. kon loolu bu dee dafa am ñoom ñu ne dañu bëgg a defaraat chemin de fer bu bees te ñu xam ne defar bu bees mën na jël temps li ñu bëgg attirer seen attention mooy nañu génne moyens yu ñu réhabiliter yu ñu reconforter voie bi pour que activités yi mën a reprendre ci jamono yu dul yàgg. li ñu mën a jàpp mooy pont bu Touba Sam-Sam dafa yàqu woon li ko yàqoon moom mooy nawet ba la fi jaaroon waaye nag waa Eiffage ak waa DBF Dakar Bamako ferroviaire defoon nañ ci luy toll ci juróomi téeméeri millions ci sunuy koppar. jërëjëf Moussa Oumar Gueye ñu jàll ci mbas meek tolluwaay wi ci réew mi Sénégal wàññi na ñaari téeméer ci ay nit yu faatu ci ndorteelu mars ba léegi tey jii ci àllarba gi am na téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn ci ay nit yu amee jàngoro bi ñi nga xam ne ñu ngay Sowétas moom toll nañ ci ñeent fukk ak juróom-benn am na juróom-benn fukk ak ñeent ñu ne wér nañu ba ñibbi seen kër yooyu leeral ak yeneen ñu ànd ci ak docteur El Hadj Mamadou Ndiaye moom mooy directeur de la prévention ci ministère de la santé. ci junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett test yi ñu def téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn ñoo ci positif ci ñooñu téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ciy cas contact mooy ñi jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro yi ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ciy cas communautaire juróom-benn fukk ak ñeent si ñi ñu hospitalisé woon. wér nañu te bu ci yàlla àndee dinañu génn tey ñeent fukk ak juróom-ñett ñu ngi ci réanimation ñaar ñàkk seen bakkan ci bésu démb talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet bi ñu nekk ñeneen ñi ñu des ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na juróom-ñeenti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak benn ci cas yi nga xam ne jot nañ ci doomu mbas mi juróom-benn junni ak juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak juróom wér nañ si ñaar téeméer ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak téeméer ak juróom ci hôpitaux yi walla ci loxo docteur yi. ak tabaski bi ñu jub si nag ñu bëri dañuy bàyyeekoo ci ay bërëb di dem ci diwaane ñu cosaanoo ngir mën faa féete tabaski bi waaye boo moyul dina bokk ci liy tax virus bi gën a tas ci réew mi loolee mooy gis-gisu professeur Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké Lo nekk spécialiste en santé publique ba tax na mi ngi ñaax kilifa yi ñu gën a dëgëral seen kàddu wala ay daan ci ñu dul takk masque rawatina bërëb yi ñëpp bokk mu di ay lieux publics moom docteur professeur Cheikh Mouhamadou Mbacké Lo moom moo doon invité info du matin dañ koy déglu ci micro Chérif Dia. maladie bi ni muy lawee bari na ñi ngi jëm ci tabaski nit ñi danañ jóge Dakar bi nga xam ne moo yore kaa yu bari yi jëm ci àll bi lii yoon mooy ñi nga xam ne dañ fiy jóge yëpp ñu xam ne dañoo war a protéger ji ña ngi fekk si dañoo war a aar ña ñu fekk te nit ñi li aaree ña ñu fekk ci mooy ñuy porter masque di raxas seen loxo te bu ñu demee foofu tamit wan ñooñu ne lii mooy tax ngeen mucc ci defe naa bu ñu ko defee dana permettre maladie bi dana gën a wàññeeku ci fan yi di ñëw yàlla def ko ñu def ko mais bu ñu ko deful tamit li wóor ba wóor mooy nag maladie bi dana gën a yokku ci Sénégal te baaxul ci ñun baaxul ci économie bi baaxul aussi ci réew mi. dañu sàggan ci porter masque dañu sàggan ci raxas seen loxo dañu sàggan te ay gestes yu simple la yoo xam ne ñëpp waroon nañ ko mën a def maintenant nag su fekkee ne yow wax nga en tant que état wax li nga war a wax ne leen nañ ko respecté wuñ ko nag am na foo xam ne bu ñu fa tolloo. tamit état bi day ne jël responsabilité am di nga xam ne fexe ba nga xam ne nit ñi dinañ def li nga xam ne mooy yoon pour ñu mën a protéger ñeneen ñi parce que nag nit ki aussi da nga am droit yow bàyyi sa bopp bu la neexee mais da nga am droit protéger ki nga xam ne moom ngay jàkkaarloo.
Dakar ni ko xayma gi wane nag moom moo ëpp lim ci nit yi amee jàngoro boobule ba tax na ministre bi ñu dénk collectivité territoriale mi ngi sonju wala sax di ñaax ñu bëri ñu wàññi seen i dem mën nañoo toog fii ci Ndakaaru ngir bañ ba jàngoro bi tas moom Oumar Gueye yëkkati kàddu yooyu léegi fële ca Tëngéej ci ginnaaw ba ñuy jébbal comité départemental bi ay yenn ci ay jumtukaay lu ci mel ni ay masque dañ koy déglu moom ministre Oumar Gueye ci micro Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samba. profité ci occasion bi rek comme ni ñu koy defee toujours di wax ni mbas mi ngi fi demagul mbas maa ngi fi nañu góorgóorlu ci mesure barrière particulièrement région de Dakar nga xam ni fi la épicentre bi nekk nga xam ni téeméeri cas yoo jël daanaka juróom-ñaar fukk ñeent yëpp ñu ngi ci région de Dakar kon nag ñu ngi lancé benn appel nit ñi nañu takk masque yi am na gouvernement bi defar na ci lu bare. Collectivité territoriale yi indi nañu également seen participation ci lu bare gis ngeen tey jii lii ñu joxe fii ci Tëngéej wante masque yi di pour que ñu def ko ci poche du pour que tamit ñu takk ko comme caq dañ ko war a takk muur suñu bakkan suñu gémmiñ ak sikkim loolu mooy masque ñu koy takk. ñu des ci tabaski boobule ak xañ na dégg ngeen ko sax mu di lu toll ci fanweer ak ñett ci ay xar ñu ne fan yee weesu dañoo faatu fële ca Sacré-Cœur lan moo ko waral daanaka coow li bëri na waaye am na benn docteur vétérinaire moom am na ci ab xalaat Pape Ibra Mim ne nag li muy wax yarkat yi rek mooy ñuy moytandiku bu ñuy waajal tabaski ñu jël seeni xar yooyu le di leen di sol ay xeetu ñam yoo xam ne baaxul te mën na leen a indil ay gàllankoor ngir mën a yokk seenu koppar am na it yeneen tegtal yu mu jox ñi di sàmmkat yi nga xam ne dañuy indi coggali ci Ndakaaru ak yeneen diwaan yu mag yi moom docteur Pape Ibrahim nekk vétérinaire ca Linguère dañ koy déglu ak Mamadou Ndiaye. docteur Pape Ibrahim dinañ ci ripaas nga jox ci ay mburoog ay ñebeeg yooyu ci lay gën a gaaw a rafet nga mën koo jaayee njëg gi nga bëgg loolu nag bu fekkee ne du woon habitude xar mi day indi ay problème ni ko far nag danaa koy faral di wax nit ñi nañu fàttaliku ne xar ñax mooy dundam dëggantaan donc boo ko joxee ba mu suur nag looy ko ci yokkal nga yokkal ko ci ak di aliments yi nga xam ne dañ leen fabriqué ci usine bi ki ko defar def na ci composition bi wax na ci it li nga war a jox sam xar bu dee xar mu mag bu dee xar mu ndaw ak yooyu noonu la ko ci waxee boo ngeen toppee tettal yooyu yaakaar naa ne njuumte du mën a du ci am waaye du ci bari. nga reportage wu Maymuna Njaay ci xaru coggal yi du ñàkk laata ñuy tàggatoo wala yeneen jotaayu xibaar dinañ ci ànd ak yéen beneen ponk bu ñu doon junj ci xibaar yi mu di DSCOS di direction surveillance ak conservation des sols mi xëyee tey jëlee ca fële ñuy jaayee ay mbaam fële ca buntu Pikine Yaraax lu toll ci ñetti téeméer ci ay gétt naka la ñu fas yéenee dindi foofee yëpp jaaykat yi ñu jëlee leen fa waaye ñoom li leen naqari mooy yëf yi àndut ak benn ndàmpaay te waxuñu leen sax fan la ñuy mën a demaat ngir wéyal seeni activité reportage Abi Faye ak Modou Diop. seen mbaaru mbaam yi lañu gis ci seen kanam ñu koy yàqati ñoom ñi caterpillar bi ñëw taxaw mënuñu ci dara. sariya ba bande ba jondo mu ond ka kasa te ba ja sak ci baru inti fu mu toll nii suñu mbaam yi ñu ngi nekk di wër di terrain di taxawaalu te boobu ba tey joxuñu ñu li nga xamante ne moom mooy ndàmpaay ki nga xamante ne moom suuf bi yéen moomu leen ko da ngeen di ñàkk. ku fi nekk téeméeri at nga ñëw ne ko ki moom suuf si 82 la moom suuf si benn naar ñun si suñuy démarche ba léeg-léeg ñu dem sommation de déguerpir bi nga xamante ne moom la ñu DSCOS jox sax sommation boobu autrui lañ si def maanaam ki nga xam ne moom suuf si nangul présenté wu. mu doon loo xamante ne ab njëkkantoo la ngir xool ana nan rek li ñuy gën a mën a jëlee seen mbaam yooyee rawale ko ñoom yarkatu mbaam mi gis engin bi door yàqate gi ci kanamu gendarme yi. ñun dañ fay nekk avant même indépendance di am. suñuy maam ñoo fi nekkoon suñuy waajur ñoo ne fi ba mu yegsi si ñun la ci njëkk mooy lu ëpp téeméeri at nga nekk fi di liggéey di daan sa doole mosoo xaar ci nguur gi dara saa su ne li nga am sa poos moom ngay jël di ci liggéey ñu bokk ci ñi nga xamante ne dañuy doxal réew bi mooy lan ñun xëy na dañuy dem ci dëkk yi nga xamante ne moo gën a sori xëy na sax nguur gi da leen fàtte. file lu toll ci ñetti téeméer ci ay mbaaru mbaam la ñu yàqati ci seen kanam ñoom ñi mënuñu ko gis lii mu tasaaroo. zone bu nekk Tivaouane Peulh ñun ba ñu demee saytu bërëb boobu ñu xool ni bërëb bi dafa sori parce que fi nga xam ne fa la oto mën a yem ñun ñu war a mën a yeggale suñuy tànk toll na lu toll ni Kër Massar ak fii benn mag du yenn siwo ceeb di ko def
ngir ñu jël leen fa ñu nekkoon yóbbu leen feneen fa féete ci diwaanu Tivaouane Peulh autorité yi proposé leen li ni mel ñoom ña nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum yaruk mbaam gi gis ne sax dañu leen bàyyeeg seeni bopp Descos ne moom daana ñëwaat bu ñu jullee tabaski ba noppi ngir rek mën a wéyale liggéeyam ba nga xamante ne pàkku mbaam gi dara dootu fa desati. jërëjëf Habib Faye benn ambulance bu yab ab soxna bu wan lor daal di càng ci ban ak ay élèves yoo xam ne mënuñoo fexe ba dem defi seen i examen ndax ay yoon yu dagg loolee lépp mi ngi xewee fële ca Saly Escale nekk ca Koungheul askan wa fa nekk nag ne dañoo sonn dañoo tàyyi teg ci kilifa yi nekk ca pegg boobule dañ leen di tere di leen xoxatal sax ne bu ñuy wax seen i jafe-jafe ba tax na bile yoon ñu ne njiitu réew mi la ñuy waxal ngir mu ñëw saafara loolee ñuy dund Ibrahima Lom moom moo yore kàddu mouvement Manko Liggéey Saly Escale ay kàddoom Omar Ndiaye moo ko taataan ak Boubacar Fall bopp. Saly Escale nag lu toll ci juróom-ñett fukki dëkk ak lu teg ñoo fi nekk fukki junne ak nit yi teg ñoo fi yeewoo waaye depuis ay xat ko fi ngeen gis ñu taxaw nii nag ci benn xuru la boo xam ne PUDC def na fi ay liggéey PUDC commandité ko jox ko société bu ñu wax comme mu defu liggéey bu ñaaw ci réew mu toll ni Sénégal di interpeller le président de la République ndax dañ koo nax buñ ko inauguré en 2017 dañ koo indi ba Koungheul soosé ne ko yoon wi pare na te tous pare wu ci pont yi lu ëpp fukki pont dañoo dog jamono jii nii xale yi mënatuñoo jàngi barki Dembo Njaay rek am na xale yoo xam ne waroon nañu def épreuve physique yi mënuñ koo def ndax xuru yi fan yi si ginnaaw am na ambulance bu fi ñëw fii ci ndox mi di yóbbu benn jigéen boo xam ne nii dafa sonnoon ba bëgg de ambulance bi ñëw dugg si ndox bi il a fallu nit ñi ñëw jàpp si pour génne ko waa jigéen ji xaw na saa ñàkk bakkanam te ci gox bi encore am na si benn jigéen aussi noonu la ñàkkee bakkanam ambulance yeeg oto yi mënatuñoo dem li ko waral nag aussi mooy suñu autorité ñoom dara yitteelu leen lu leen seen bopp boo nar a def sax xoo ab télé ab rajo pour ñaxtu ñi fay nit ñi di leen corrompre ñi di la intimider di la menacer ki Sall jëlee ses responsabilités gars yi dañ lay nax lépp lu ñuy wax du dëgg dañ lay nax de jëlee ses responsabilités. ñu dellu si waat ci niñ leen ko doon waxee sànq ci xaru coggal yi nga xamante ni nag at wu jot daanaka ñu bëri dañ ciy gis seen bopp ndax njëg gi ren ji yëf yi dafa soppeeku ndax xar yi ku amul ñaar fukki junne ak lu teg doo ko mën a am ñi sàmmkat yi bàyyeekoo moo xam fële ca bët gànnaar bi wala sax gànnaar ca boppam nee nañu li ko waral mooy li ñuy dundee dafa seer loolu ak ni ñuy def ba indi ko fii ci Ndakaaru Maymouna Ndiaye Mamadou Fall ak Pape Sangone Mbaye doxantu nañu fële ca stade Léopold Sédar Senghor fa ñuy jaay ay xar. bi muy bàyyeekoo këram fukki junni ak juróom benn la yoroon yaakaaroon ni bu ñëwee fii dina ci mën a am xar wante bi fi yegsee leneen la gis. ñaar fukk ak fanweer rek laay dégg yu mbot yi la ñuy ay juróom ay fukk ak juróom wala fukk ak juróom benn yi ndaw yi ci borom kër nag yu ndaw yi nu mu arrangé ko man xam naa ne damay obligé sax fu mu nekk nii pour dem xombal quoi. jaaykatu xar bi di ñu wax lan moo tax njëgu xar yi nga xam ne ñu ngi leen a gën a xam ci coggal ñu cher atum ren. client yi ñoom si boppam ñoo gën a kii dañuy suufee seen baat yi wax dëgg yàlla. xar bu war jaar 100000 est tey ñu ngi koy def ay 80 85 wala 75 parce que yow xar boobu bela nga ko indi fi da nga ci am ay fer yu métti boo ñëwee fi boo ko jaayee moins de 100000 da ngay dagg sa xaalis ci jaay. leneen li nga xam ni dafay feeñ bu baax ci njëg li mooy transport bi bu ñuy bàyyeekoo dëkk ak dëkk ñu ne dafa yokk bu baax rawatina jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy jànkoonteel ci tali bi. taras bi transport de serre parce que 500000 wala 80 kii na nga tudd sax 400000 wala 450000 est-ce que loolu dafa seer su compté car bi la àll bi nga indee fii nga jël oto 450000 wala 500000 est-ce que car bi dana kii day yomb wala du yomb. pas bi def seer camion bi def seer ngooj bi def seer. na ci li ko gën a metti gendarme yi police yi montage boo romb. ñu arrêté chauffeur bi téye na fa war a mat 40 minutes 30 minutes lu mu gàtt gàtt bu ko defee xar yi dañoo am seen saloor bopp tàngoor te bu tàngoor bi bu ñu leen fa tëjee ci yàgg ci yoon wi xar yi yenn yi dañuy dee yenn yi dañuy sonn fatigué bu ñu dikkee fii duñ gaaw a mën a lekk duñ gaaw a récupérer. ñoom éleveurs yi lu ci bari ñu ngi bàyyeekoo ci Ferlo wala sax ci Fuuta tey jii bu ñu sañoon nguur gi dinañ leen gën a gunge nee nañu loolooy tax njëgu xar yi gën a woyaf. ginnaaw sàmm gi nag ñu wax ci napp gi ak ñi ci yëngatu ñu bëree bëri bëgg jamono ji bokk ci bërëb yi ñuy jëlee ay dogal ngir fexe ba xeex ni ñuy saax-saaxee géej gi waaye fii rek ñu cay bokk nag am na benn plateforme bu ñu taxawal mu di ab mbootaay ngir sàmm lépp luy tukkee ci géej gi fii ci Sénégal am na benn pëlal buñ ci amaloon fële ca Mbour dañ cay déglu Moussa Meng moom mooy secrétaire exécutif association ngir développement pêche artisanale ci micro Abdourahmane Diallo duggee ca Mbour. centre de recherche muy CROC
muy COPAS muy ICAT ñi nga xam ne ñoo nekk ci adduna bi ak ci Afrique sowu-jant ak Sénégal di saytu xéewal nee nañu ressources halieutiques yi ci ëpp dañoo pleinement exploité wala dañ leen a surexploité maanaam boo jëlee li ñuy wax jënu suuf bu jegee tefes ñu ko poisson démersaux côtier dañ leen a surexploité boo jëlee jën yi nga xam moom la ñuy wax pélagique côtière nga xam ne ñoom xeetu yaboy jaay dañ leen a surexploité li nga xam ne di tegtal li ñu joxe na te muy lu leer nañ mooy kenn waratu leen a yokk nuñ leen di jàppe te li nga xam ni moom la yoon wax muy directive volontaire bu lu mën a doon mooy bépp xeetu jën boo xam ni dañ ko surexploité ba amul lenn loo xam ni bàyyee nañ ko fi kenn waratu ko jàpp kon moo tax ñu yaakaar ni joxe ay licence wala def benn pexe bu yokk nuñ leen jàppe loolu dafay waroo ak li nga xam ne même nguur gi loolu la bëgg a def parce que boo xoolee li ñuy wax tëralin bi nga xam ne moom la ñuy wax lettre de politique sectorielle bu pêche ak aquaculture bi nga xam ne moom la état du Sénégal muy maanaam tëralinam ci wàllu nag mais li mu wax dafa leer nee na moom li mu bëgg a def mooy fexe ba xéewalu ndox yi ñu saytu ko ba mu sax dàkk te nee na loolu pour mu def il faut ñu gën a méngale doole ji ñu yenn géej gi ak li nga xam ne moom la géej gi attan kon xam nga loolu mënoo ko wax ba pare di wëlbatiku di yenn géej gi loo xam ne attanu ñu dem ba Médina Wandifa ca région bu Sédhiou ak coowal suuf bu fa yeewu ñenn ci askan wi nag ñoom ñooy joxoñ baaram tuuma maire bi ne dafa lotissé jaay ay suuf te tegu ko fenn amu ci woon sañ-sañ ñi nga xam ne ñoom ñoo farek maire bi sax semaine yële weesu ñu ngi ci doon wax waaye jamono ji daa mel ni yëf yi daal dañ cee noppi Bakary Konte ak Xaali Jaame ñoo ñu teewal ca région bu Sédhiou. coow li bëri na trop ci commune bi Wandi test coow li dafa bëri trop ci commune bu Médina Wandifa diggante maire maanaam Seni Fati ak askan bi nekk fii ci diwaan bi am na collectif défense des intérêts bu Médina Wandifa defoon na sorti di ko tuumal ay terrain yoo xamante ne da ko jël di ko jaay nu mu ko neexee mu am tam benn mouvement citoyen résistance Wandifa ñoom tamit di ñaawlu mbir mi. lotissement bu maire maanaam Seni Fati def kenn autorisé wu ko te maire maanaam Seni Fati des lotir terrain yi. di ko jaay te moom le maire di encaisser xaalis bi di ko dugal ci poosam te day joxe attestation yoo xamante ne amul benn numéro arrêté ministériel boo xamante ne day autoriser lotissement boobu mais tamit amul benn décret benn numéro d'approbation boo xamante ne day concrétiser ni attestation bi bokk na ci benn registre foncier. njaayum terrain bu ñu nekk di amal picc ci diwaanu Médina Wandifa jeunes yi dine dañu bëgg justice daal di jóg ci nu mu gën a gaawee daal di leeral mbir mi. dañoo taxaw di interpeller autorités compétentes yi pour que justice mun a appliquer wu ci affaire ci dossier wu foncier bii nii di Médina ci bu Médina Wandifa mais tamit ñu ngi woo président Macky Sall pour mu agir ci affaire bii nii di foncier balaa ay force wala ay yeneen frustration du jóge ci dëkk bi suñu objectif lenn la mooy laaj na yoon tegu ci dossier bii nii ndax affaire bi leer ci bopp ñëpp. bu ñu interpellé partisan maire maanaam Seni Fati ñoom ñi ne fu mu nekk nii amul dara loo xamante ne dinañ ko wax wante nag ci semaine yi ñuy jógee nii amoon na point de presse boo xamante defoon nañ ko ñu ne lotissement bi nguur gi daf ko autorisé. fii ci Ndakaaru comité directeur bu ARCOS nag muy mbootaay mi nga xam ne moo ëmb ñi yëngatu ci wàllum théâtre ay artistes yu bëri sax jàkkaarloo nañu taskatu xabaar yi ñu ne ngir indi ay leeral ci xaalis boobee ñu jagleel artistes yi ci fond Covid 19 ñoom ñu ne yorin wi daal dafa taq suuf ndax kii jiite ARCOS ci boppam di Pape Faye dafa jël ab pàcc bu néew muy fukk ak juróom-ñeenti millions ci juróom-benn fukk yi ministère bi génne daal di koy séddale moom Pape Faye indi ci ay leeral nee na lañ cay tuuma lañ koy wax yëpp dara du ca dëgg dañ koy déglu ci micro yu su baxu xaalis bi nga xamante ni moom luñ joxoon ARCOS national di 60 millions nekkoon d'abord ci njëlbeen projet parce que ministre bi il y a 3 mois de cela moo ko signé woon moo ne woon ne def leen projet mais coow bi mu ñëwee lañ ne non nañ ko séddoo mu d'accord ci ñu def liggéey bu macha allah ak président yëpp def suñu réunion évaluer ku nekk xam ñaata la war a am ak président ARCOS bu nekk la nga war a jot nga jot ko kayit yaa ngi nii président yëpp ñoo signé président ARCOS yëpp ñoo signé ku ñëw signé ñu jox la sa enveloppe nga dem ba xaalis ba jeex alors président yi seen bopp ñoom ñëpp ñu ne ñu ngi nii toog xaalis bi day ci yoon lañ ko jaaral amul ci lenn loo xamante ni luubal nañ ko ci parce que soxlawuñu te
lii nit ñu war a comprendre que sax xaalis bi sax ci boppam moom matewul dañu mujj obligé maanaam ku waroon a am ñaar fukk ñu jël jox la fukki dërëm wala fukk ak juróom pour mën a baaxee ñeneen ñi nga xamante ni yàlla dogal na amuñu néew nañu doole te xëñ na sax dañ leen fàtte woon wala ñu yéexoon a dugg ci base de données bi comme dafa génn ci médias yi il faut ñu leeral leen mbir ba mu leer loolu ñu wax yëpp dara amu ci parce que nit ki soo koy tuumaal ne dañ la joxoon xaalis ani presque 3/4 yi foo ko dugal. ñoom artistes yi rawatina nag ñi yëngatu ci wàllum musique ñu ngi ci dëj ak génnub àdduna Balla Sidibé bokkoon ci orchestre Baobab moom Balla Sidibé jaar na ci Star Band bu Ndakaaru African Salsa ba mujjee ci orchestre Baobab jaar-jaaram ci wàllum musique afro-cubaine tax na ba ñu ràññee ko ci àdduna wërngal këpp mu bokk ci ay festival yu bëree bëri jaar-jaaram dañ ci ànd ak Ibou Diouf. Sidibé ba mu ñëwee Ndakaaru tamit doon na joué yenn saay ci benn boîte de nuit ba nekkoon Colobane te ñu ko doon duppe Palladium ci année 1960. ñu ne nag kii di Balla Sidibé dem na wuy ju borom fekki ay xaritam yoo xam ne daanaka musique moo leen boole woon muy Laay Mbuub. Ibou Diouf ci nataal bi léegi dañuy dalal Mamadou Mohamed Ndiaye ci li yëglekaay xëy àllarba gile. Bali l'Observateur nee nañu bonn doomu Sénégal bu ñu dóor ba mu dee ca Maroc Mbuur la cosaano amoon ñeent fukki at bàyyi na ginnaaw benn doom ay doomi Côte d'Ivoire ñoo ko kidnappé yóbbu ko ci benn àll bu nekk ca Tanger ga ca Maroc dóor ko fa ba mu jaaree faatu li indi coow li moo di moom David Coulibaly dafa àndoon ak beneen doomu Sénégal bu ñu naan Cheikhna Sibi ñoom ñaar ñëpp ay footballkat la ñu woon mujj soppali ko dooni passeur di jële ay nit Maroc di leen yab ci gaal di leen yóbbu bitim réew juróom-benn fukki junni ak lu teg la ñu daan laaj gaañi bés ñu dajale ay doomi Sénégal ay doomi Côte d'Ivoire ay Gambien ak i Guinéen jël seenub xaalis war leen yóbbu di leen dawloo ci la David Coulibaly dawee Casablanca dem Tanger Ivoiriens yi di ko wër ba gis ko jël ko dem ak moom ci àllub Oujda ba ca Tanger fa la ñu ko dóoree ba mu jaare ca ñàkk bakkanam waa ji mu doon àndal ci liggéey bi di Cheikhna Sibi l'Observateur nee nañu moom gaañi gisuñu ko ndax dafa daw ñoom ñaar ñëpp di David mi ñu rey ak Sibi mi ñuy wër journal bi nee nañu ay footballkat la ñu woon ku njëkk ki jot naa football ca 4e division bu Italie ka ca des toj na championnat bu Sénégal mu di Cheikhna football na ca Mbour football na ca Seneps football na it Yego ñu yëgee ci Vox Populi beneen doomu Sénégal bu ñu naroon a fàtte Argentine moom nañu defoon George Floyd ci Amérique noonee la ko takk deri naroon def ci Argentine dafa rëcc braquage bi amoon bëccëgu ndara kàmm ci allée Centenaire yëf ak fa mu mujj rëccul journal Libération yéenekaay bi xamal ñu ne enquête baa ngay dem la mu feeñal moo di benn policier bu ñu raje woon mu jiite woon cong ga maanaam braquage ga ak càcc ak rompat alalu doomu aadama loolee la ñu ko jàppe woon waa section recherche ñoo ko jàppoon ci la ñu ko dàqee ci police bi moom moomee moo jiite woon cambriolage ba benn boutique chinois la ñu songoon yore seenuk fital jël fa 96 millions waa DIC di division investigation criminelle wër leen ba jàpp leen ca caméra de surveillance la ñu sukkandiku ba teg leen loxo juróom-benn ca ñoom ñoo nga ñu garde à vue ca DIC ñu dikk ci coow li jaxase justice su réew mi te tukkee ci defante gi am ci diggante SYTJUST ak ministre de la justice journal Le Témoin moom la xëy ci xët mu njëkk di laaj ndax giita ngaas ak fantasiro gi ñu nekkee du pexe mu professeur Ismaïla Madior Fall nas bàyyi fi soog a dem ngir bëgg su fi jógee ki ko fi war a wuutu nekkee jafe-jafe ne accord yi mu signé te mu indi coow li xamoon na xel ne bu ko signé gouvernement bi du ko mën a jëfe mu signé ko bàyyi ko fi Le Quotidien ñu ñool yi am ci justice bu Sénégal naruto jur jàmm ci système judiciaire bu réew mi ne bu ñu deful ndànk année balance la nar a jur ci réew mi ak leneen lu fi son li 8 moo di coronavirus bi Vox Populi nañu woye fa li ñu indi ci miisir yi ñu tegoon lu ci mel ne état d'urgence be couvre-feu gi ñu fi teggee dafa gën a yokk joote ji nekkaa coronavirus yi dañoo yokk ci réew mi ba yegg ci 30%. Professeur Massamba Diouf di ko xam-xama màcc jëm ci wàllu épidémie moo ko xamle ba teg ci ne mbir yi ak ni ñuy doxee nii ci réew mi bu ñu jugee ci tabaski gi bu ñu moytuwul cas coronavirus yi nar naa yokk ci réew mi ba yegg ci 70%. La Tribune mel ne ku naan ko vérité 100% nga wax ndax ñoo ngi ak coronavirus gi laata tabaski gi ñoo coronavirus gi ñooy tabaskee ndoo bu ñu nuppee ci tabaski gi ñoo moom lay doon fi ñu toll tembe coronavirus bi Tribune nee nañu moo di virage de tous les dansers ku tudd wopp tuddaale garab ya ñuy fajoo pharmacie nationale d'approvisionnement njiitam di Annette Seck Ndiaye moom la journaliste yu journal Source A yi xëy seqal waxtaan ca waxtaan wa mi ngi leen di xamal ne jot na ci Sénégal ñu am ab industrie pharmaceutique ngir tey bu ñu demoon ba garab manqué ñu bañ ko yëg nañu ko yëgandoo maison de la presse bi tuddee nañu ko ndéem si yàlla Babacar Touré Sud Quotidien L'Observateur La Tribune Li Quotidien Soleil National La Sénégal ak journal L'Info ñoom ñëpp xëy information bi ba wax ñu ne président de la République Macky Sall moo ko wax démb ci làmmiñu boppam ba mu demee Ngaparou doon jaale ji njabootug Babacar Touré Sud Quotidien dolli ñu ci ne ca jotaay ba président de la République leeral na fa lu bari diggam ak Babacar Touré La Sénégal ñu ci xëtamu njëkk Babacar Touré immortalisé maison de la presse bi moom la ñu ko tuddee
jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye dañuy dalal beneen Mamadou Ndiaye ak mairie bi maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay soxna Naata. di rafetlu teewaay bi aussi tey moom dama lay laaj. ban réseau social xam naa yaa ngi ci réseaux sociaux yi mais ban réseau social ngay ëpp lay utiliser Facebook la wala Twitter la wala Instagram. parfois je pense que Twitter la nag surtout ndax waa notification yenn saa yi xibaar yi xam nga foofu des fois dafay gën a gaaw donc moo gën a gaaw